The EU is striving to combat the local causes of migration in countries like Senegal in order to stop it. Yet European companies are also to blame for the migration they are trying to stop, as they drive people to flee their country by snatching fish stocks and agricultural land. The fishing industry is important, also because the government sells fishing licenses to European and Chinese companies. But every year, the foreign fleets exceed the permitted fishing quotas by thousands of tons. instant géej gi amul lu jën géej gi mu ngi commencé bekkoor géej gi man sama ba nekk xale géej gi noonu la bëri woon jën macha allah ginnaaw gore gi foofu mën a taxaw da ngay jàpp jën waaye moom ba tey yi nga yarankat yi fu na xam nga dama tëj mbaal guddi mi yarankat yi ñoom fi la ñuy nekk di ko diri te Macky Sall yëgul kenn yëgul fi la ñuy toog di ko diri si ginnaaw gore te loolu jaaduwul ñoom dañoo war a dem ba biir géej di ko fa diree waaye ñoom dañuy ñëw ba ginnaaw gore di ko fa diree yarankat yi dañuy diri fii. Ok, merci Gaël. Jaajëf, au revoir. Jaajëf. Ok. Bye. The plundering of the fish stocks is destroying the livelihood of countless villages along Senegal's 500-kilometer-long coast. Bay fay an jën bi tey doxul ok Boy Faye kaay fii ci man yaay capitaine bi yow laa soxla waa kaay ba pare dé soxlawul da ngay doog a jóge géej benn la rek aar bi la alors ani jën bi waaw tey moom neexul suñu côté quoi mais am na gaal yu am jën de nit ñi am bëri na waaw am na gaal yu am ay 100 kees ay 150 kees quoi ok ay 50 kees yooyu kon daal tey seen pêche daal moom doxul waaw tey moom doxul quoi mooy loolu sama jarbaat Thierno ani jën bi tey da ngeen échec wala lan moo leen jàpp doxul de mais am na gaal yu am jën waaw bateau yi ils ont tout pris oui bateau yi mbaal nañu lépp tuuti rek 600,000 people in Senegal live off fishing. This includes locals who get hired as crew on foreign fish trawlers to fish along their own coasts. waaw boo gisee gaal gu ndaw gi nii gaalu napp gi dafa demoon napp ji dajeek benn gaal goo xam ni mi ngi ci booru quai de pêche bi fi muy jaay jee mu fekk fu muy napp poisson juvineux ay preuve la yoo xam ni day wane ni que ñoom ñi ngi pêcher si sunu ay zone illégalement di ñu yàqal sunu liggéey ba pare di yàq sunu ay matériel di ñu agressé tamit des fois bateau yi am na ay chinois am na ay turc am na allemand n'importe dëkk yi nga xam ni ñoo nekk à l'extérieur mooy nasaraan si ñu koy wax tubaab si. Less fish means less food for the local population. Sales to neighboring countries like Gambia and Guinea have also diminished.
This also pertains to the processing of scraps into fish meal. dañu woon ngeen fekku leen fi dara noonu la ñu sonne pour lekk sax da lay té parce que amuñu ko parce que lii mooy suñu yaakaar lii si la ñuy dundee si la ñuy teete suñuy doom yi si la ñu leen dexel lépp léegi nag dañu bëgg yéen ñi xam ne yéen fi nekk ngeen jàppale ñu te yàlla tax lii fëriñ bii nu muy demee bitim réew noonu ngeen ñëw ñu liggéeyal ko suñuy boppa jaayal ko suñuy boppa nu gis suñuy bopp mun moo ñu gënal lii metti na si ñun suma moroomi jigéen yëpp xam nga xëy war a dundal sa njaboot amoo dara loo dundale sa njaboot dara gënu kaa metti te noonu lii la ñu yaakaar lii la ñu xam lii suñu yokk jële fii dem yokk suñu njaboot faj ci tamit suñuy solle suñuy doom bu ñu feebaree si lii la ñu la war a faje Mbor is a hotspot for migration via the Canary Islands to Spain. The pirogues take the refugees out to the open sea. Larger boats are waiting there for the rest of the voyage. This dangerous voyage costs 600 euros. An encounter with the family of Matar Ndoye, the Senegalese migrant whom we met with his son in Almeria. His father Laba and his wife haven't seen him for 14 months. Waa ñu ngi si jàmm tubaab yi ñoo fi ñëw si say ñu ngi ne toog waa sa kawar gi dafa weex di da nga weexal kawar gi di waaw ñoom ñu ngi ni si loolu la ñu ne ni waaw tubaab ñoom lañ leen bëgg a booleel pour yow bu ñu ñëwee foofu dañu ñëw Espagne parce que am na fi ma toog di wax am na sama doom boo xam ne mu nga Italie ak jëkkëram bu ñuy amul ñële am dina am lu tane lu mu dundee parce que xaleel la moo tax ma ne ko yóbbaaleel sa doom bu ngeen demee géej mooy sa métier. In 2011 in Mbour. Even then, the situation of the Senegalese fishermen was precarious. Fisherman Laba Ndoye expressed his disappointment. Maanaam gouvernement Sénégal ay bateau dañuy ñëw fii ñu may leen ay licence profondeur yi ñu war a mbaale duñ fi mbaal maanaam am na coréen am na xeetu tubaab bu ne dafi daan ñëw mooy bateau yu DPS yi nga xam ne ñaari bateau lu daan doon day am ñaari mbaal mu mag moo xam ne day mat ay 4 kilomètres yooyu bii taxaw fii ñuy toj xeer yi di génne yi ñu soxla di tuur di tànn yi ñu soxla yi si des ñu di ko tuur. maanaam dunde gi metti na mettiwul parce que ñun sunu ñax rek la ñuy dunde maanaam bu ñu amee dund maanaam bu gaal gi amee jën lépp am bu ñàkkee it fu mu toll rek ñu xamee ne foofu la toll waaye amuñu problème yooyu parce que loolu mooy sunu dundin. am nañu léegi jafe-jafe yu metti maanaam frais bi maanaam jën wi dafa amatul maanaam dafa sonn léegi. Laba Ndoye no longer fishes. He thinks he's too old to go out to sea. His fishing boat now belongs to his sons. But Laba is an important man. At the fish market, he supervises the fishmongers. However, less fish are sold as people can hardly afford them anymore. Parce que gaal yi dañu gën a bari
géej gi ñàkkut jën dafa am période yu jën yi di am ak yu muy ñàkkut jën géej gi mu ngi am jën toujours na mu daan amee di bari moo bariatul ngir gaal yi ñoo bari bato yi ni ñu daan amee fa ñu daan mbaal di fa mbaal ñu ngi fay mbaal géej gi léegi loo daan jaayee junni yaa ngi koy jaayee fukki junni léegi la jën gën a am njëriñ. Senegal is threatened by the exodus of an entire generation. And one who has nothing to lose knows no fear. fii moo gën a développé bitim réew man loolu ñoom laa ko xamal mais nag toog bi ñu toog ñoom xëy na te xamuñu lu nekk fii dafa mel ni kump ci ñoom am na ñoo xam ne si diggante bi lañ des si ñàkk xam am na ñu yegg fi may wax ak yow sama ñaar rakk ngi foofu mais defuñu fa dara actuellement defuñu fa dara plus de 1 an wala 6 mois ñoom ñu ngi foofu. mais fekk li ñu daan am ñu ngi koy am kon ñun ñii ñëpp kenn xalaatu fee jóge mais géej gi la ñuy yàq instant bi 2006 bi gars yi di mbëkki xalaatuma woon mbëkki fii laa toog mais 2021 bee passé bi daaw dama bokk si yi doon mbëkki ndax la ma doon gis ma doon dal sama xel dalatul sama xel ndax géej gi jaay nañ ko bato yi fii ñuy napp bato yi dañuy fay fekk néewoon ñu doole buub suñuy caas yóbbu ko te duñu fayoo ko fenn boo waxee ñun leen ñun ñoo am droit si géej gi te ñun ñoo moom suñu géej ñun amatuñ fi benn droit ñu ñuy dëkk si dëkk bi. waaw man loolu yàgg naa ko rêvé sax yàgg naa tëdd di rêvé ne pour dem réew ma tey jii am fa xaalis ñëw fi investir comme que fii dafa métti ndax tey li ngay am foofu mënoo kaa am fii nii boo gisee ñu bari di dugg ci gaal yi pour dem foofu pour bëgg faa am pour ñëw indi tey fii nii seen dëkk investir fii pour teral seeni ñaari waajur moo tax mais tey loolu bu amoon fii ñoom duñ fi jógee tey di dem fële fii metti moo tax man tamit su ma gisoon tamit lu ma yóbbu tey su ma gisoon gaal damay dem waaw. The government of Senegal denies any culpability. Je voudrais d'abord préciser que la raréfaction des produits halieutiques est un phénomène mondial. Et il se trouve que la plupart des espèces sont en pleine exploitation, voire surexploitées. Depuis 2012, nous avons gelé donc l'octroi des autorisations. 2020, avril 2020, aucune licence de pêche industrielle n'a été octroyée par le ministère. The pressure on fisheries also stems from Senegal's agricultural sector. 70% of the population makes their living from agriculture. Climate change is to blame for flooding, erosion, and drought. Fertile farmland is deserted and lost. Even the existing agricultural land can be used by Senegalese farmers only to a limited extent. As early as 2011, it became apparent that more and more land was being diverted for the production of agricultural products, such as peanuts. Senegal itself ensured its agriculture was sold off. Die senegalesische Regierung hat den multinationalen Konzernen, zum Beispiel la Fruitière de Marseille, Hunderte von Hektaren zur Verfügung gestellt. Dort finden Sie jetzt die Treibhäuser, so groß wie ich sie nie gesehen habe in Europa, 5-stöckige Treibhäuser. Dort wird Gemüse, Früchte und so weiter hergestellt. Das direkt vom neuen Flugplatz Saint-Louis nach Paris, London und so weiter exportiert wird.
Djibril Thiam is an agricultural economist and is familiar with the sensitive interdependencies between agriculture, fishing, and migration. C'est un phénomène, je dirais même mondial, l'accaparement des terres. Aujourd'hui, au Sénégal, des études ont montré que l'accaparement des terres, c'est d'abord des Marocains. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres pays du monde qui sont dedans. It's a vicious circle. Farmers without land cannot sustain a family, and so they become fishers. More fishermen means more competition, while fish stocks keep diminishing. The pressure on artisanal fishing is increasing, and the looting of the sea by European and Asian deep-sea fleets continues unabated, at the cost of local livelihoods. Des jeunes viennent dans le secteur de la pêche, non seulement pour chercher un revenu, mais aussi pensent qu'en étant proche de ces secteurs-là, ils pourront avoir une porte pour aller vers l'immigration